مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة Assalamu alaikum. Ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax ci topp gi ngeen ñu topp ci jotaay bi bu am solo bii xam ni mooy jotaayu poésie murit dañu waxoon ni xalaat bi mu ngi bawoo France waaye daanaka daj na àddina bi yëpp ndax fi ñu koy jàllalee ñu ngi ci sant bu baax a baax Bichri TV ak sëñ Madiama ak ñi mu àndal nga xam ni ñoom ñoo mën a maye ñi nga xam ne ñu ngi suivre jotaay bi ci yeneen canaux yëpp ñu mën cee jot ñi nga Sénégal li koy sax firndeel mooy ki ngeen xam ni moom lañu dalaloon sànq muy sëñ Basirou Seck moom mu nga ba Sénégal ki ci topp itam di sëñ Astako moom itamit noonu sëñ Astako kon xam naa dinañ ko dugal ci kanam moom itam mu indi li nga xam ne bind na ko ci sëriñ bi te itam ni ma waxee woon sànq sëriñ bi di jox solo mbind mu mën a doon jëm ci moom bind na ci sëñ Saliou sëñ Astako Wadd bind na itam ci Soxna Jaara mbind moo xam ni da ko def acrostiche maanaam lettre bu mënti doon ci Maam Jaara rek def na ci benn ligne xabb lañ koy wax kon ci wolof bind na itam benn poème boo xam ni mu ngi tudd Baye Fall boobu itam incha allah dina ci ñëw ak bu mu jagleel Cheikh Mouhamadul Muntaka yàlla na suñu borom yàggal ko fii te wéral ko te naal yëpp mu matal ko ba mu sotti coleet te nu fekke ko kon buñ ca jógee danañ dalal sëriñ Adama Diané sëriñ Adama Diané moom bind na loo xam ni lii taalif la li ci des prose la waaye xam naa ci taalif yi lañuy jëm ndax comme tey moom tax a jóg sëriñ Adama Diané bind na poème bu ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba sauveur de l'humanité bind na itamit Touba lumière du monde bind na itam ci Serigne Saliou Mbacké loolu moom prose la mu tudde ko l'homme parfait insanul kamil ok naa noonu la ko tudde kon xam naa Serigne Astako su fekkee jàpp nee na rek ñu dalal ko waaye balaa loolu ñu mayaat sëñ Moustapha Bassirou mu nuyoowaat ak mbokki taalibe yi nga xam ni jotuñu woon a suivre première partie bi dalal leen kon sëñ Moustapha bu dee yaa ngi may dégg rek kon bismillah. waaw ndax ñu ngi may dégg man de dafa mel ne sama réseau bi dafa sant Diouf. ñu ngi lay dégg bu baax a baax. baax na macha allah waaw di tuub bu baax a baax ci ñi ñuy topp ci problème technique yi xam naa li muy première fois bi li muy édition bi njëkk moo waral lii waaye yëpp incha allahu rabbi yuy deñ la waaw ni ko Seydina Omar waxee sànq tamit suñ xoolee suñ Bassirou Seck moom bi mu dalee bind yàggul donc daanaka moom ci bind da ciy soog a door Baye Abdoulahi Ndiaye bi ñu waroon njëkk a dalal nga xam te ne mi ngi Touba am problème réseau moom yàgg naa bind donc pour waxaat rek ñi ñuy teewlu ñëpp nga xam te ne bëgg nañoo tàbbi ci jotaayu poésie mouride maanaam ñëpp lañ ko ubbil mooy ñi nga xam te ne ay bindkat yoo xam te ne publier nañ sax la moo xam ay téere wala dara ak ñoo xam te ne dañuy soog a door ndax li am solo mooy pas-pas bi nekk ci ginnaaw mbind mi ak solos mbind bi ci boppam waaw léegi xam naa soo ne Baye Omar sëñ Omar soo ne sëñ Astako xam naa sëñ Abdoulaye Ndiaye dafa jàppandiwul ba léegi pour parler wàllu technique bi kon damay laaj rek boo xam sëñ Astako jàppandi na mi ngi en ligne comme ça ñu commencé liggéey leen moom incha allah. bismillah waaw sëñ Astako mu ngi ci ligne bi sëñ Abdoulaye moom xam naa dañ koy dogal ngant tey ndax moom xam naa jafe-jafeem moom taxul mu sotti taxul mu réglé wu waaw kon
ñu wax ni kon sëñ Adama Diané moom moo jàppandi kon nu dugal ko kon sëñ Adama Diané bu ko defee buñ ca jógee dem ci sëñ Astako incha allah kon salaamaaleykum sëñ Adama ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci jotaay bi di sant bu baax a baax ci yitte ji nga def askan bi di la bàyyi nga nuyu mbokki taalibe yi soo noppee sëñ Moustapha introduire la nga jàll ci liggéey bi incha allah kon sëñ Adama bismillah di nuyu moom moo jàpp ni kon nu dugal ko incha allah kon salaamaaleykum sëñ Adama ñu ngi lay nuyu bu baax a baax la dalal ci jotaay bi waaw sëñ Adama boo ñu mënee déglu ci sa écouteur te nga bañ a déglu ci écran bi waaw salaamaaleykum wa rahmatullah il faut nga déglu ci écouteur bi te bañ a déglu ci télé bi waaw maa ngi ci écouteur bi waaw baax na dama waaw maanaam nga bañ a xool télé bi te xool sa caméra rek incha allah d'accord incha allah écran ordinateur bi rek incha allah bisimilah kon ñu bàyyi la nga nuyu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku taalibe yi mbokku jullit mbokku taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar nuyu bi ak ziar bi ñu ngi ci jiital sunu xalifa bu tedd bi Cheikh Mountakha Mbacké di ñaan yàlla sama borom yàggal fi lool te ànd ak wér ba naa li mu fas yéene liggéeyal borom Touba yëpp yàlla mottali ko lépp sotti ci loxoom incha allah barke Sëñ Touba ñu ànd ak ñu ñëpp moom ci liggéey boobu barke Xaadimu Rasuul di leen sant Seydina Omar ci taxawaay bi ak sëñ Moustapha taxawaay bi rafet na ñu ngi sant it kii di sëñ Bachir mi jiitu léegi rek incha allah di sant bi ñu ngi sant lool sax sëñ Insa Fall ndax vraiment moom njëkk a woo wax ma lii liggéey bi ma rafetlu ko ndax vraiment lu am solo la di ñaan sama borom nangu ko ci barke Xaadimu Rasuul mu nekk aussi luy wéy ndax Seydina Omar ni nga ko waxee rek mbind moom dafa bokk ci taarixu islam bokk ci taarixu murit loolu moom mbindum Sëñ Tuubaa moom loolu ñëpp teg nañ ci seen bët man nag wax dëgg yàlla mënumaa wax ci sëñ bi loo xam ne lii suñu sang bu baax ba sëñ Bassirou Mbacké waxu ko mbaa sëñ Modou Lamine Diop Dagana ak Cheikh Moussa Ka Cheikh Samba Diarra Mbaye mag ñu baax ñooñu li ñu wax ci sëñ Touba loolu ñun lot ci wax ko waaye ñun fi ñu taxaw di waxee mooy bëgg wàllu bëgg la ñuy waxee bëgg sëriñ Touba te lii ñuy bind li suñu xol yëpp ci sëriñ bi maanaam ay moo sax mënu ko wax waaye nag comme doomu adama yàlla daf leen bind ci ñuy wax di déggante moo tax ñu voilà ñu mën a muy un véhicule boo xam ne bii dañ ci mën a déggante jaar na ci suñu yëg-yëg sëriñ bi waaye véritablement mooy sax jotewul li ñu bëgg a wax ci sëñ bi waaw léegi nag benn bi effectivement am na ñaari poème ñu bind ak benn texte boo xam ci sëñ Saliou waaye xam naa texte boobu jotaay bi du ko kii tey waaye dañuy góorgóorlu ci ñaari poème yi ñu jot a bind benn bi ci Cheikh Ahmadou Bamba sauveur de l'humanité ak beneen bi ci Touba lumière du monde kon donc bismillah barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba sauveur de l'humanité waaw bismillah waaw xanaa balaa ngaa tàmbali rek soo ñu mënoon wax rek un petit peu yow nga présenté wu tuuti rek balaa ngaa tàmbali ci poème bi waaw man de maa ngi fii ci France maa ngi fi ñëw après le bac donc def une formation en sociologie donc bi ci jógee après ñu liggéey fi ñuy wax pôle emploi
di joxe ay cours aussi ci yenn institutions yi toujours dans le domaine de la sociologie quoi. Pôle emploi nag li ñu fa gën a def mooy accompagnement ak service statistique ay analyse waaw te ñu ngi góorgóorlu aussi ci ay mbind yoo xam ni maanaam am na benn poème boo xam ne jot nañ ko benn recueil boo xam ne jot nañ ko publier ñu tuddee ko Errance Océane kooku sax ay poèmes yu xaw a maanaam ay poèmes mu àdduna la. D'accord. waaw waaw kooku ay poème comme des poèmes en général. waaw am na aussi ay bind yoo xam ni jagle nañ ko sëñ bi waaw. ay poème ak prose aussi. yooyu publier goo ci yooyu jot nga cee publier dara wala. waa ci sëñ bi nag souvent ay articles lay nekk ay articles la ñuy publier. waaye nekkul nekkul jëmmu téere boo xam ne bii. waaw day nekkul téere daal waaw. ñaanal leen ñu nag. yow da nga yàgg a bind ci sëriñ bi. waaw sëñ Tuubaa day wax dëgg yàlla. waaw xaw nañoo am nañu daal yoo xam ne xaw nañ cee waaw ñu ngi ciy góorgóorlu daal te xaw na def ab diir ci wàllu mbind. macha allah macha allah. waaw bismillah ñu jàll ci poème bi njëkk muy ca Ahmadou Bamba sauveur de l'humanité. waaw bismillah barke sëñ Tuubaa. Ahmadou est ton nom et Khadimou Rassoul ta qualité la meilleure. Oh que la quête fut ardue, le chemin difficile, les ennemis déterminés. Ta victoire fut pourtant éclatante et ton pardon irrévocable. Toi le digne. Les étoiles, le soleil, la lune et tous les autres éléments célestes, mais aussi les anges et tous les êtres subtils ont célébré ta naissance sur une terre et dans une famille bénie de Dieu, tout de miséricorde. Ton passage sur terre fut comme un éclair dont le sillon transperça le cœur mort des incroyants et mit en torpeur les puissances d'oppression et d'asservissement des peuples. Bamba, toi qui emplis d'espoir le cœur orphelin des vertueux, quand l'horizon rétrécissait entre pouvoir ceddo en déliquescence, sans foi ni loi et puissance corruptrice coloniale oppressive. Oui, l'espoir renaissait. Le Seigneur reprit sa place et ses droits dans le cœur et le foyer des hommes, et les femmes redevinrent vertueuses par la puissance de ton action, de ta parole et de tes saintes écritures. Ahmadou, ton corps frêle est rempli d'une puissance divine incommensurable, et ton seul regard clair a fait s'enfuir un lion affamé et un peloton d'exécution. Oui, Bamba, ta seule plume a vaincu une puissance militaire agressive. Ahmadou, toi le sauveur de l'humanité à la mission hautement divine, chaque seconde de ta sainte vie fut consacrée à la gloire du Seigneur et à magnifier l'œuvre surhumaine de la meilleure créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aux personnes humbles, tu as rendu leur dignité perdue et redonné espoir. Oui, l'horizon n'est plus obscurci par le règne de l'avoir et par la force, par le règne de l'avoir et de la force. Ton œuvre palpable est gage de nos espérances sur terre et dans l'au-delà. Donc, bi moo doon macha allah macha allah sëriñ bi mel na ni ci baat ci ligne yi li ñu intense la ndax man jàng naa ci déjà histoire muy bi nga xam ni jàmmarloo gi am na diggante sëriñ bi ak ña ko ni woon du fi amee te mu ni leen dina fi amee damay faral di wax ni sëñ bi loolu rek la jotee ak ñoom lii may def dina fi amee ñu ne ko du fi amee mu ni leen ba booba loolu ñëw na
espérance itam gis naa ko ci espoir ak itam ténacité sëñ Adama boo doon wax Serigne Touba ak ténacité lan nga ñu ci mën a wax bu la neexee sax nag nga ni nga indi yeneen baat xëy na comme yow baat yi moom am nga ci may ténacité persévérance endurance yooyu boo ñu ci doon wax aslëf ci tuuti rek noo ñu wax. sëñ Seydina Omar xam nga sëñ Touba moom dafay yàlla dafa matal qualité yëpp waaye man am na boo xam daf ma frappé ci sang bi mooy sa détermination maanaam jubloom ak jëmam dara mënu ko dog ndax dafa maanaam muy yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni ñoo doon dundam donc détermination mooy li ma gën a frappé ci Cheikh Ahmadou Bamba ba tax na musul yox-yoxi musul hésité ci mission am musul ci am sikki sàkk xam nga dañu daan wax ne ci temps wu jamono tubaab yi waxum la gouverneur waaye dañu naan commandant de cercle yi ñu nekkoon ci gox yi suñu daan convoqué nit ndax à l'époque xam nga léegi la àdduna xaw a neex tuuti tribunal am recours am droit de l'homme am les organisations internationales mais à l'époque coloniale commandant de cercle dafa nekkoon président de tribunal donc daan dogal te recours daawul am donc su daan convoqué nit maanaam kooku ba muy jot convocation ba muy dem du nelaw ndax tiit sëñ Touba nag gouverneur moo ko convoqué woon mag ñi dañu naan ba muy dugg bureau gouverneur ak muñ la fa duggee xam nga kooku amul tiit waaw donc détermination man daal mooy li ma gën a marqué Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. jërëjëf sëñ Adama xam naa buñ ko toppee dinañ fi yàgg ndax li ma bëgg a laaj bëri na waaye loolu li nga wax dama ciy dolli rek dafa mel ni sëñ bi nga xamee ne jaaxle nañu ci dem gi xamal na mag ñi ni leen ni ma ñibbisi gi leere dem gi sax leerewu ma ni dëgg la waaw maanaam ñibbisi gi ni ma leere dem gi leerewu ma ni kon suñ borom dig na ko loo xam ne wóor na ko ni dana ci teg loxo fa muy jaar ba dem nag loolu suñ borom ma koy def waaye moom wóor na ko ni suñ borom wan na ko loo xam ni xam na ni dana ko jot yaakaar naa détermination foofu lañ koy dugal sëñ Adama jërëjëf kon ñu jàll ci waaw détermination bi dama ciy dolli lenn rek ma dolli ci manit lenn mooy constance bi am ci détermination bi ndax nit dina dogu ci dara dara ko teg ko bët waaye mu am ay moment yoo xam te ne dina yoxal dina xaw a perdre de vue objectif am boobu xaw a nekk ci leneen dellu si wala deneen waaye Serigne Touba constance am chaque seconde dans sa démarche dans sa pensée ba ñuy nettal li mu waxoon Sëñ Mbàkke Buso ne ko ndax yéen a ngi waajal ëllëg Sëñ Mbàkke Buso ne ko ñu ngi jéem mu ne ko nan ngeen koy defee mu ne ko xanaa bis bu ñëw rek ñu jàpp ne ba ci topp du ñu fi fekk mu ne ko nuru na ko waaye du loolu ne ko da ngay jàpp saa su ñëw nga jàpp ne ba ca topp du la fa fekk léegi bu ñëw noonu bi nga nekk noonu nga duy ci jaamu yàlla ci yiw ba suy dem yóbbaale la loolu constance du weesu loolu waaw. léegi ci sa point bi xamaa ma ne bari naa laaj ndax tu as beaucoup parlé d'espoir quand on parle de Serigne Touba et qu'on parle d'espoir je pense que c'est un point sur lequel on devrait s'appesantir un petit peu pour expliquer en quoi Serigne Touba représentait cet espoir-là en quoi il incarnait cet espoir-là loolu en une minute rek sëñ Adama su mënee nekk avant ñoo jàll ci point bi ci topp waaw xam nga maanaam dama ci répondre ci deux niveaux ak sama xam-xam bu gàtt xam nga benn niveau bi mooy ci jamono jooju nga xam ni lëndëmoon na ci sunu peuple yi nga xam ne dañ leen dominé woon sëñ Touba nekk koo xam ni kii bi bu ñëwee dafa mel ni nit ñi dañoo dundaat ndax oppression bi dafa diisoon te ceddo yi ña nga fa woon l'islam bi nit ñi mais bi sëñ Touba ñëwee li mu leen won
maanaam daf leen joxaat beneen gis-gis ci islam ndax dafa ni ku namm jëm ca yàlla loolu la woote te it mu won leen loo xam ne mag ñi dañ ci teg seen bët ba nga xam ni sëñ Touba daf leen gënal seen jëmmi bopp ndax sëñ Touba dafa defal murid yoo xam ni a commencé man mi xeebu mii loo xam ne lii sama maam mënul ma ko sama baay mënul ma ko sama ndey mënul ma ko donc loolu rek en soi espoir la donc loolu mu defoon mag ñi dafa nekk une nouvelle lumière boo xam ne bii ñoom sëñ Touba daf leen woon loo xam ne lii moo leen gënal seeni jëmm donc loolu espoir la ci àdduna ak espoir àllaaxira ndax sëñ Touba moom dafa bokk ci tànneef loolu laa mën a wax maanaam ëpp na sax tànneef mais maanaam ci dégg-déggu nit day ku yàlla tànn koo xam ni kii grade bi ko yàlla jox Xaadimu Rasuul musta am ci àdduna te dootul am donc loolu nga ànd ak kooku loolu déjà loolu espoir la ci àdduna espoir ci àllaaxira beneen espoir bi mooy fii àdduna toll tey ginnaaw mag ñi fi àdduna toll tey maanaam àdduna ni mu lëndëmee ak tolof-tolof yi nekk ci àdduna sëñ Touba c'est l'espoir du monde te lii ma lay wax man lu ma gëm la waaw sëñ Touba li mu indil humanité wane ko ay xalifa wane ko sëñ Saliou wane ko loolu rek jar na ni jaam yi yaakaar ne seen dund mën na jag ci àdduna jag àllaaxira waaw su fekkee topp nañu digleem te nu mu ko bëggee moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. jërëjëf sëñ Adama na solo lool pastif bi kawe na lool yitte ji kawe na jërëjëf kon ñu jàll ci poème bi nga xam ne sëñ Moustapha moom la sëñ Adama duppee Touba lumière du monde xam naa la transition est toute trouvée ndax sëñ Moustapha wax nga espoir moom mu dikk ni Touba lumière du monde te defe naa espoir moom li koy wéral mooy leer boo xam ni day leeral fi lëndëm kon sëñ Adama ñu déglu la kon ci Touba lumière du monde. Bismillah barke sëñ Touba. Touba lumière du monde. Touba la cité merveille que le Seigneur désigna à notre Maître bien-aimé. Touba la cité mosquée dédiée à la gloire du roi des mondes connus et inconnus. Touba la cité refuge qui abrite ceux qui sont à quête de proximité divine. Touba la cité généreuse qui nourrit et étanche la soif des laissés pour compte. Le Coran aime être psalmodié. Le Coran aime être psalmodié sur ta sainte terre, au abri de Bamba, où la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera de prospérer jusqu'à la fin des temps. Les chassidas d'Ahmadou sont ta lumière qui éclaire jusqu'aux confins du cosmos. Ta grande mosquée est ton centre qui proclame la puissance infinie de Dieu. Touba l'arbre du paradis où s'abriteront les vertueux par le Seigneur choisi. Touba la cité bénie, façonnée pour ceux qui brûlent d'amour pour le Très-Haut. Touba la vertueuse où sont proscrits tous les vices et toutes les déviances. Touba la ville fleurie qui diffuse la paix et la sérénité dans le cœur des mourides. Macha Allah sëñ Adama jërëjëf dafa mel ni da ngay yër Matlabul Fawzeyni bu ma la liiree dafa mel ni yër nga ko ay yoon wala am déet. am na lu ñu ci jot a kii am na lu ñu ci jot a barkeeloo. waaw ndax sëriñ bi lii nga wax ci Touba te yëg-yëg tax nga wax ko dafa mel ni am na lu ko tabax loo xam ni gis-gis bi sëriñ bi am ci Touba ak yéene jim ko sance nga xam ni yéene yi jaamu suñu borom moo tax suñu borom sanc ko ndax dëkk mën na ko sanc ngir lu baree bari
waaye sanc ko ngir jaamu sa borom sëriñ bi mën naa yëkkati loxoom wax ni Touba looloo ko taxoon a jóg waj'alhu ya rabbi ahabba maskani fi ardina laka walil mahisani ñaan suñ borom mu def ko barab bi nga xam ne moo ko gënal moom suñ borom ci kaw suuf kon soo nee Touba lumière am leneen loo ca teg du monde nga wax Touba lumière du monde dafa mel ni day dajeeg li sëñ bi wax ni suñ borom defal barab bii muy barab bi la gënal yow suñ borom ndax barab ba gënal suñ borom rek fa la suñ borom di jollile leer yi nga xam ne mooy leeral li lëndëm ci àdduna te ñu toll ci bu baax a baax kon wax dëgg yàlla man foofu la ma yóbbu daal bi ma la dégloo rek sama xel dafa dem ci bayit boobu te ak cofeel di lu am solo ndax dani ko def ko muy barab bi nga gën a sopp yow suñ borom ci kaw suuf te suñ borom la mu bëgg fa lay jóor ay xéwalam fa lay sotti ay leeram mag ñi dañuy wax ni suñ borom dafa yor buñ ko doon misaal dafa yor ci benn barab rek lay sànni maanaam ku yor ay xéwal di ko sànni rek ci benn barab maanaam mën naa yaatu lool ba teg fépp waaye da ngay xam ne am na balluwaay boo xam ni sëñ bi yàgg nañu koo misaal yàgg ñu koo tegtal waaye léeg-léeg wax ju yegg da du baax ci ñoom ndax day mel ni dañuy gëlëmal ba dootuñu xam fi ñuy jaar moo tax bi nga ne lumière parce que la lumière peut être éblouissante damay faral di wax ni sëriñ bi danoo jege mu mel ni ku jege ab lampe rek bu leer au lieu mu lay leeral léeg-léeg jege ga day tax doo gis la ca ginnaaw waaye sëñ bi moo toll noonu maanaam dimension moo toll noo xam ne faaw dalay éblouir soog laa wan yoon bi waaye nu ngi ñaan nag suñu borom boole ñu ci ñi nga xam ne ñoom lay éblouir ba noppi wan leen yoon ndax yem ci éblouissement donc ak texe mën na caa juddoo waaye yow amaana doo mën a wane yoon wi yow waaye sëñ bi lim ñuy doyee rek mooy bi nga xamee ni wan nañu yoon ba noppi ñu nit ñu mën a tegee ci yoon ba noppi teg ci ay doomu aadama ne ko suñu yëpp daal waxee woon gàcceeg murit moom mooy dugg àjjana yow dong waaye ndamal murit mooy dugg fa duggaale fa ñoo xam ne bu doon yow amaana dara du leen jar kon vraiment maa ngi jégalu ci guddeel gi waaye dama am yëg-yëg bu baax ci li nga wax kon sëñ Moustapha alhamdulilah xam naa jombul am nga ci looy kii incha allah. waaw macha allah waa xanaa bii doon laaj rek kenn nga ko bind bii nii Touba lumière du monde. waaw bii moom wax dëgg yàlla yàggul bii ci weer bi ñuy wax mois de juin bi ñu génn. waaw lan moo sabab bind bi. waaw bind bi li ko sabab allo. waaw bismillah. bind bi li ko sabab maanaam xam nga yéene maanaam Touba mënu ma ko yéene lu ëpp li sëñ bi bind ci Touba li sëñ wax ci Touba waaye sunu jëmm ji xeebu gii dafa am lu mu yëg ci Touba maanaam yëg-yëg bi nag mooy maanaam xam nga Touba fi mu ne nii soo gisee sax am na ay kuréel yuy jóg di liggéeyaat Touba di ko gën a defar ndax yéene ji ma am ci Touba maanaam dama gis ni fa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëdd na mu rafetee yéene ji ci am mooy Touba war naa rafet éclat boobu war loolu ci wàllu gis gi nii la rek ci zahir waaye am na beneen lumière boo xam ne bii kooku loolu mooy li sëñ Seydina Omar wax maanaam lumière du monde maanaam la fa suñuy borom di xëppee la fay ballee maanaam loolu day éclairer àdduna loolu beneen gis-gis la waaye gis-gis bu immédiat bi mooy rek yéene ji maam Touba maanaam mbënd mbeeg yenn kii maanaam ñu dépassé loolu lépp ba Touba nga xam ni suñu tuddee Touba rek muy loo xam day nekk une référence absolue ci wàllu propreté ci wàllu jikko yu sell waaye jikko donte sax yooyu ña nga fa waaw ndax njaboot suñ Touba geeg taalibe yi dëggu yi gëm suñ Touba ñoo koy doxal waaye parfois da ngay déggee agression Touba da ngay dégg yoo xam ni daal vraiment loolu ëpp na sax xel di xalaat loolu di xew Touba waaw loolu lañ ci jublu.
macha allah am na solo. yoona ko moo tax sëriñ bi sant ko moom sëñ bi wanew yoon moo ko fi jaarloo damay wax ni dafay jaar rek jàll te liñ koy waxe maanaam day kéemaan goo xam ni na ko naar ba waxe woon dafa suñ borom da ko bind ni ko jëyi àdduna nit ñi di laaj kii ku mu doon mu delloo ko nee na loolu rek lañ xam ci Sëñ Tuubaa nee na saa soosu diir boobu nga xam ni moom la ko wan àdduna ñuy laaj ku mu doon suñ borom delloo ko nee na loolu rek lañu xam ci Sëñ Tuubaa kon dëkk bu mu sanc nga xam ni wax nga ko sànq am na jafe-jafe yu ñu fay dégg yu baree bari waaye damay jàpp rek ni suñ borom moo namm ñu jëf ñun luy tax ëllëg moo amu lay ngir man ñoo sarax texe ndax bu fekkoon sëñ bi dafay ñëw def lépp teg ko ci la ko suñ borom may bu boobaa sax du xaj ci àdduna nun kon lu ñu fiy def kon waaw dëgg la bu fekkoon sëñ bi nun amuñu benn jëf bu ñu war a jëf ci suuf ci kaw suuf rawatina ci Touba kon amuñu luñ fiy def ndax lépp lu ñu fa def sëñ bi def na ko te lu suñ borom tere musu caa jaar musuñu ko caa seen lu suñ borom digee dana ci jot ndax lu suñ borom digle def na ko te lu mu tere musu caa jaar kon ku mel noonu suñu ànd ak moom lim ñuy doyee kon war nañ ko xam bu baax du caagin moom la mu def ba suñ borom fay ko ca bañ war caa xéwlu ëllëg ñu di cee toog di wax déedéet ñun dafa am lu nu war ci mbir mi loo xam ne xam naa sëñ Adama yow xam naa ku la topp di nga indi meneen mbind moo xam ne dinañu mën a dimbali ci loolu yaakaar naa ndax bu weesoo point bi nga bind gis naa nga bind ci sëñ Saliou xam naa sëñ Astaku yëgseegul avant muy egsi xam naa soñu pas nga lire ko mais nga wax ñu rek lu tax nga bind ci sëñ Saliou tudde ko insaanul kaamil maanaam doomu aadama bu mat bi l'homme parfait xam naa soo ñu mënoon a dimbali aslëf rek wax ñu ci tuuti sëñ Asta ko mu ngi egsi incha allah. waaw sëñ Omar waa laaj nga ma laaj boo xam ne nag vraiment yomb naa répondre jafe naa répondre ndax sëñ Saliou man day dafay koo xam day kenn daal ci man ci njabootu Sëñ Tuuba muy koo xam ne kii maanaam sopp naa ko bëgg naa ko te dundam ci àdduna ni mu maanaam ni mu dundee ci àdduna yor àdduna ci loxoom ba pare dëddu àdduna loolu da doon lu may yéem dund Cheikh Saliou Mbacké maanaam li sëñ Touba namm ci nit loolu lépp dafa sëñ Saliou dafa mat ci sëñ Saliou donc loolu moo taxoon ak donte sax am na ñoo xam ne ñoo ma gënoon jege sëñ Saliou foofu ci seen àdduna waaye man le peu bi moo ko approché rek dafa nekk koo xam daal daf ma yéem dafay koo xam ne ki daal jafe naa gis ci kaw suuf waaw ci ay vertu ci ay yërmande xam nga sànq dama wax mais yërmande sëñ Saliou dafay loo xam ni su may wax benn qualité ci Cheikh Saliou Mbacké mooy yërmandeem ni mu yërëmee jaamu yàlla yi waaw donc loolu daal loolu daal moo fees sama xol ba ma def témoignage bi tey ci mooy à l'occasion ndeysaan bi ñuy célébrer ci décembre bi mu dëddu àdduna maanaam bi mu dellu soité ci laa ci doon góorgóorlu waaw comme un hommage daal comme un hommage. jërëjëf mel na ni ku la dégg sax day xam ni maanaam wax ci jafe na la xam naa bind ci nga gën a jekku léeg-léeg bind day gën a ci wax ji ndax wax ji day jege lool bu baax a baax day jege. jërëjëf sëñ Adama wax dëgg yàlla sant nañ la bu baax a baax ci yitte ji ak qualité aussi mbind mi wax dëgg yàlla waaw c'est une grande qualité boo xam ne ci ki nga ko jëmee xëy na moo ko déterminé ndax bu ñu wax jëm ci sëñ bi moom ak lu jëm ci sëñ bi ak ku mel ni sëñ Saliou
qualité bi dafa war a nekk au rendez-vous te wax dëgg yàlla niveau baa ngi fi qualité baa ngi fi yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla barkeel. amiin. xam naa kon bàyyi la nga tàggoo sëñ Moustapha dafa mel ni sëñ Astako mu ngi jege si. bu defee bàyyi sëñ Adama mu tàggoo rek incha allah. xanaa leen sant rek di sant ñoom sëñ Insa Fall ñoom sëñ Abdoulaye Diom vraiment ci seen xalaat bu rafet li ñu def vraiment di ñaan rek mu wéy ndax am na benn taalibe Cheikh Abdoulaye Dieye sax moo contacté woon semaine bii ndax Cheikh Abdoulaye Dieye bind na ay poèmes yu bëree bëri ci sëñ Touba ak sëñ Saliou moo doon wax na bëgg na aussi participer ñoo ne ko effectivement kooku moom daañu jox occasion ak gaañ yi comme naa ko boole gaañ yi maanaam day loo xam ne daal liggéey boo xam ne dafa am solo te am na ñu bari ñu bind ñoo xam ne ñii xëy na lii da leen déterminer ñu feeñal seen mbind Cheikh Ahmadou Bamba donc maa leen sant bu baax sëñ Omar sëñ Moustapha vraiment seen taxawaay rafet na lool maa ngi koy rafet lool di rafetlu aussi vraiment ñi teewaayu ñiy déglu ñëpp waaw maa ngi leen di sant leen gërëm te di leen ñaan rek lépp loo xam ne jubul ci wax ji xam nañ ne rek loolu ci man la waaye bëgg moo waral loolu waaw ndax mun ma wax lu ñu wax lu sëñ Touba ci tagg waaw waaye fi ma toll fu xeebu fii sama xol laay waxee ak yëg-yëg rek jërë ngeen jëf. jërëjëf macha allah. jërëjëf sëñ Adama. jërëjëf. yàlla barke. amiin jërëjëf. mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna